jërë ngeen jëf mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës dina bokk ci ñi ndaw yi nga xam ne delluwaat nañ ca makkaan ba nga xam ne rek moom la jëye ji xew woon ba tax benn ci doom bu Amérique daal di ci ñàkk bakkanam ki nga xam ne moom moo di way juram nag daal di ci am ay gaañu jamono yi nag sonn la lool ca diwaan bu Tambacounda mu mel ni askan wa fa yeewoo ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ñàkk kaaraange ba nga xam ne rek moom moo am ca boobule diwaan daañu addu itam ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal mu mel ni ca lycée Blaise Diagne ab élève moom moo fa gaañ ab professeur ci li nga xam ne moom moo di jege na lool li nga xam ne moom moo di bët bi professeur EPS boobee nag jamono yi taxaw na temb ngir rek daal di koy yóbbu fa mbaxane doone benn dañu àdd itam ci grève bi nga xam ne rek kuréel bi ëmb transporteur sénégalais yi ak itam mali yi nag ñu ngi koy amal bokk na ci li nga xam ne rek moom moo dox seen ak diggante muy ñu gën a jëmmal règlement 14 bu UEMOA waaye itam seen ab directeur li nga xam ne moom la taxaw temm ngi rek daal di yokku njëgub dugub bi lu ëpp juróom-ñeent fukki millions ci suñu ay koppar moom la suñu mbokku chrétien yi nag daal di ficci ngi rek daal di gën a jëmmalaat defaraat li nga xam ne moom moo di basilique mineure ba nga xam ne moom moo nekk foofee ca Popenguine liggéey bi itam daañ ko door lu yàggul dara itam dina pare mbokk yi li moo fi gën a fës ci ponk yi bu ngeen taaxirlu daañu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi dal leen nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ leen ko junjee woon ci bopp noonee lañ koy dooree dañuy delluwaat foofee nga xam ne moom moo di ca Kaolack ginnaaw jee ju mag ba nga xam ne rek amoon na fa ba tax benn ci doom bu Amérique daal di ci ñàkk bakkanam ki nga xam ne nag moom moo di papam jamono yi nag am na ay gaañu suñu ndaw delluwaat nañ ca boobule gox ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu ngi jooytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di ñàkk kaaraange gañ fa nemmeeku Ibrahima Jàmme Fally Gaye deret bu tàq ci buntu kër gi nga xamante ni moom nañu cambriolé ay nit ñu bëri nag ñëw dañ si kumpa taxaw ci bërëb bi boom bi ñu boom doomu Amérique bile te doonoon seen dëkkandoo nag tax na ba ñu dëkk ci gox bile am nañ lu leen metti lool. ñi ngi naqarlu nag lii di ko naqarlu di ko jooy bu baax a baax ndax Mouhamed ku baax la woon ku amut ak kenn xaar ma yàlla li dal si kawam métti nañu ba fa métti yem. Mouhamed man ak moom bañ nekkoon ay xale yu ndaw moom si internat bi sax laa ko jëkk a xàmmee moom ak magam bu góor Sidik ñu ñëpp ay xarit lañ nekkoon. quartier bi nag Santhiane la ay tabax yu bees ñoo fi ëpp ak ay bâtiment yu nga xam ne ñoo ngi leen di liggéey te pareegul décor boobule moo fi nekk te ñu bëri jàpp ne moom mooy favoriser li di ñàkkum kaaraange gi. képp kuy def lu bon rek ci koñ bii ngay ñëw ngay gis ku dawal otom ba ñëw ci koñ bi gaare pour def lu bon ngay gis koo xam ne ñi tux yu bon yeeg ñuy def kii yëpp ci koñ bi lañ koy defee si kon war nañ ñoo dimbale fii si poste police boo xamante ni day yor suñu sécurité. li yokk ñàkkum kaaraange gi ci quartier bi le bokk na itam ñàkkum lumière bu doy sa ci mel ni Tullak Male. loolu yëpp nañ ñu si dimbale lëndëm geeg lépp nañ ñu si dimbale soxla nañ dimbal daal bu baax parce que sonn nañ bu yàggoo rek lañ fi toj bitik fii fekk fi Alpha toj bitigam bi gaañ ko métti na trop nañu dimbalee nit. ndax Kanda amul sécurité lu ko dalee Kanda ba Kawoon amul sécurité suñ xale yi dañuy jàngi ji Kawoon dañ leen di kar si yoon bi di leen agressé. muy Kanda Amady Diakho Kanda Fodé Bayo Fass Kawoon ay quartier la yu nekk biir commune bu Kawoon ñoom ñëpp bokk benn préoccupation bi di ñàkkum kaaraange. ca Tambacounda mu mel ni askan wa fa yeewoo loolee itam la ñuy jooy mu di ñàkkub kaaraange ci diggante rek dëkkaan yi bu ñu sañoon lépp loo xamante ni war na ci wàll wi ñu daal di ko fay def ginnaaw ay sox yoo xamante ni jóge na ci ay Samba Boy ak yenn ci ay way takk der ñu teewlu Moussa Omar Gueye. weccante sox yi am diggante gendarme yi bokk ci Garci ak ñeneen ñi nga xam ne ay defkatu njombe lañu fare fële ca frontière diggante Sénégal ak Mali tax na daal waa Tambacounda tey ji ñu ci bëri xëy daal di am tiitaange ci wàllum ñàkkub kaaraange googu. te xanaa tiit nañ lool ndax ñun fu mu toll ni dañoo jege réew yi nga xam ne ci fitna lañ nekk Mali mi ngi noonu jege ñu mi ngi ci fitna Guinée Bissau ñu ngi koy xalaatal dina am du am Conakry ngi ne bés bu ñu dëgg fa. rey nañ fa ay nit ak rey nañ fa ay élèves ak yu kenn xamul kon nag ñun ci tiitaange lañ nekk. et donc loolu mu tiital ñu surtout ñun ñi nga xamante ne ñun ñu ngi ci frontière ñun ñu ngi frontière plus de 120 kilomètres ak Gambie
tiitaange la parce que frontière boobu nga ngay dégg àll boo xamante ne police nekk fa gendarmerie nekk fa militaire nekk fa donc bu ñu déggee loolu mu am tey Kenya ba frontière danañu tiit ragal nañu. Et que actuellement les effectifs yu ñu am au niveau de la gendarmerie, les effectifs qu'on a au niveau des brigades de la police des frontières ne sont vraiment pas aussi importants. Donc je pense que loolu on peut dire que suñuy frontières c'est des frontières poreuses parce que fu la neex nga duggee Sénégal. li ñu seetlu nag mooy Sénégal am na kaaraange gu fi ne waaye des na koy yokk ba mu gën a am doole rawatina ci dëkk gi nga xam ne dañoo fare ci frontière. bon luy solution xanaa renforcer sécurité bi duñ ne Sénégal amul sécurité Sénégal moo am na sécurité mais renforcer ko. su ñenn amee ñeneen ñi amul ñooñu di continuer am ñeneen ñi amul loolu day indi problème ci réew. pexe bi mooy il faut que xam naa ne état mu ngi def il faut frontière bu mel ni Makakoli-Bantan ñaari police des frontières ñoo fa nekk. fi nga xam ne moo faree ci diwaanu Tambacounda li nga xam ne moom mooy caserne bu Garci inauguré nañ ko fi nga xam ne moo faree ci Naye wetu Kidira frontière ak Mali waaye nag ñi nga xam ne itam ñoo faree fële nga xam ne moom mooy ca Makakoli-Bantan bëgg nañu ñu gën leen a jàppale ci wàllu kaaraange noonu itam buñ ko defee ci yeneeni dëkk yi nga xam ni ñoo faree ci frontière ak ci biir réew mi amaana lu jëm ci wàllu ñàkku kaaraange gi dana gën a wàññeeku. Moussa Omar Gueye ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu mel lu wuteek la rek ñi nga xam ne ñooy yeewoo ca Tambacounda di jooy foofee nag ca Ndar Géej doon nañ fa amal rek ab daje li waral lu ni mel nag moom moo di réew bu Sénégal ak réew bu Mauritanie ana naka la ñuy mën a def ngir gën a ñoŋal lépp lu soxal wàllu kaaraange ci diggante ñaari réew yooyee dañ ciy teewlu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. ndaje ngir mën a xool nan la ñuy fexe ba aar diggante frontières yi rawatina ci Sénégal ak Mauritanie moom la ñu amal ca Mauritanie ndaje bi daal di dalal juróom-benneel ak juróom-ñaareelu région militaire bu Mauritanie ak zone militaire numéro 2 bu Sénégal ñu waxtaan ci ay mbir yu bare xool lu jëm ci wàllu frontières yi nan la ñuy fexe ba benn jafe-jafe du ci am waaye tamit mën a dëddu lépp lu jëm ci wàllu jéeya rawatina ñaawteef yi nga xamante ni dañ koy def léegi. C'est avec un plaisir renouvelé. tey jii am nañu mbégte ñëw fii ci Mauritanie waxtaan ak suñu ay mbokk waxtaan ak sunu ay frères waaye tamit waxtaan ak ñoo xamante ni histoire moo ñu boole ak taarix ndaje bi nag opportunité la ci ñun ñëpp ndaxte di ñu may ñu mën a waxtaan bu baax a baax ci wàllu sécurité ndaxte xam ngeen sunu frontières yi léegi saa nit mën na ci jaar def njombe wala boog di ko jéem kon dañu war a jóg ca teel boole sunu ay doole boole sunu ay xam-xam ngir loolee du mës a am li ñu bëgg nag mooy askan wi mën a dem ci jàmm waaye tamit seen i am-am ñu mën ko sàmm. Dans la frange transfrontalière donc qui nous intéresse. saa su ne nag ñaari réew yi dañuy daje xool bu baax a baax fan la ñu toll ci wàllu sécurité bi waaye tamit waxtaan seen i diggante ngir mën a aar askan wi ndaje bii nag ñaari réew yi kenn ku ne am nga ca mbégte ndaxte may na ñu daal di def xayma ci li ñu defoon ci atum 2019 taxawalaat itam ay patrouille yoo xamante ni ci atum 2020 lañ koy amal ñeent sax lañ ci jàpp ci diggante Sénégal ak Mauritanie ngir saytu waaye tamit jàmmaarloog képp koo xamante ni tey jii waroon nga def ñaawteef ci ñaari réew yi ñu mën la teg loxo ñaari réew yi nag daal nañuy xamle ni taa ñu lëkkaloo bu baax ngir réewu Mauritanie ak réewu Sénégal ñu mën cee jokkoo saa su ne beneen ndaje bi nag ci décembre ci atum 2020 lañ ko jàpp ci réewum Sénégal. Ousseynou Diop ca yooyu la jamono chef d'état-major bu armée bi nag amaloon na ab doxu nemmeeku lu toll ci ñaari fan foofee nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Casamance naka noonu itam mu ngi rafetlu bu baax a baax way takk der yi liggéey bi nga xam ne rek nekkee nañu ko ca boobule gox dañu teewlu ay kàddoom ki ka taataan di Boubacar Diassi ak Lamine Mandion. suñ la tegee ci boppu institution bu mel ne armée war ngaa dem seeti ñi nga xam ni ñoom nga yilif seet ci yan condition la ñuy liggéeyee ba pare aussi seet nan nga leen mën a jàppale pour que liggéey bi ñuy def ñu gën koo mën a def ci anam yi mu gëne démb Kolda la ñu dem tey jii ñu ñëw Ziguinchor li ñu gis nag waxuñu ne amul benn problème mais nag suñu comparé ak li nga xam ni moom la ñu xamoon ay at a ngi nii ca ginnaaw mën nañoo sant yàlla ne situation bi kat vraiment amélioré na bu baax a baax a baax en tout cas li nga xam ne mooy liggéeyu armée nga koy def waaw unité yi ñu ngi fi xam nañu li tax ñu nekk fi te bis bu ne ñu ngi góorgóorlu fépp foo xam ni war nañ faa dem pour prévenir ay problème dinañ fa dem te fu ñu yëg le problème am na aussi unité yi nañ fa dem pour régler ko mais nag du armée rek léegi problème mu sécurité acteurs yëpp dañoo war a joxante loxo pour mën koo jël en charge
te loolu. bu ñu jugee ci loolu ñu àddu ci leneen lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal niki tey ji si suba ab élève moom moo gaañ ab professeur bu EPS lu jege loolu li nga xam ne moom moo di bët bi ca lycée bu Blaise Diagne professeur boobee nag jamono yi taxaw temb ngir rek daal di yóbbu élève ba fa mbaxane doone benn waaye tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay mbokk professeur am nag di sàkku rek ñu daal di dàq boobule élève Fat Bintou Konté ci leeral. ab enseignant éducation physique et sportive moom la élève am duma tey du may metti fee nga xam ne moom moo di lycée Blaise Diagne élève bi nga xam ne ñu ngi koy woowee Dieynaba Ndiaye nekk ci classe 5e di jàngee fee di CM Blaise Diagne moom moo yàq kanamu ki nga xam ne moom moo di professeur Coumba Ngom Dieng mii di jàngale fii nga xam ne moom moo di CM Mame Thierno Birahim Mbacké. ci suba teel dañu ñëw école fekkee benn situation bu doy waar benn élève buy jàngee CM Blaise Diagne buy def classe 5e ñëw agressé suñu benn collègue buy jàngale fële CM Mame Thierno Birahim Mbacké mais fii lay jàng fii lay defee cours am yi cours EPSM yi fii ci terrain de sport du lycée Blaise Diagne. la waral xeex boobee nag diggante élève bi ak ki nga xam ne moom moo di professeur bi moom moo di élève bi da doon troublé professeur bi di ko xamal ni cours am mi ngi koy bëgg a yàq fa la coow li tàmbali. xale bi daal dama yaakaar ne li mu def nii xëy na intention la am parce que dafa xëy war a jàngi. demul classe kenn xamul li mu waroon def mais dem terrain directement collègue bi di jàngale def cours mu ñëw di perturber histoire géo la waroon am histoire G c'est en classe mu bañ a dem classe ñëw terrain EPS fi collègue bi di jàngale alors di perturber cours am di ko yàqal liggéeyam prof bi nekk yow li ngay def nii bàyyil da ñuy perturber wax na ko ñetti yoon ñetteel yoon bi jël waa IA war nañ jël seen motuwaay pour que élèves bañ ñëwati parce que bëggatuñ ko gis ci école bi. mi ngi bëgg bari nag li nga xam ne moom muy agression professeurs yi ci établissement yi ndax bu ñu fàttalikoo semaine bee passé rek fee nga xam ne moom moo di Boucotte Diembéring Henri Bernard Coly professeur la ña ngi ko agressé woon mu ay agression bu metti ba tax ni fii nag ci lycée Blaise Diagne ba yëf yi amee danoo dakkal li nga xam ne moom mooy njàngale mi. boobule jamono mu mel ni pak lambaay ba nga xam ne moom moo nekk ca Pikine nag niki démb ginnaaw bi 2 heures du matin jotee ab lakk-lakk moom moo fa amoon ba tax yenn ci ay rek atelier yu defoon ay bant lakk ca wàllu woowee li waral ni mel nag jamono yi xamaguñu ko police bu Pikine nag daal di nay ubbi ak l'enquête daal di jëmale ci woowule wàll. bu ñu waxee ci loolu ba noppi dañuy wax ci leneen kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb liggéey transporteur yu Sénégal ak itam réew bu Mali jamono yi nag ñoom ñoo taxaw temm ngi rek daal di banque seeni ay yoxo bokk na ci li nga xam ne moom moo indi boobule féewaloo moom moo di ñu daal di jëmmal règlement 14 bu UEMOA waaye itam seen ab directeur li nga xam ne rek moom la yokk ci njëgu dugg googe Pape Fara ñu ngi ci leeral. ay camion yoo xam ne daanaka xotti kese la defuñu dara ñoo génne ci port autonome bu Dakar gannaaw bi nga xam ne ñii di regroupement des transporteurs sénégalais ak maliens yi daal di dakkale seen liggéey du ñu mel ñu yëg ko lool lañuy ñaawlu moo nekk règlement 14 bu UEMOA bi ñu bëgg a teg seen kaw. ndax tey boo xoolee boo daan dugg port pour jël benn conteneur daan nga def fukki waxtu ak ñaar bañ ko ëndeeg léegi yaa ngi def daanaka ñaar fukki waxtu ak ñeent ba ñaar fukki waxtu ak juróom-benn pour soog a dugg génn benn conteneur. ndax Dubaï dina def li toll ci 800 ba junniy conteneur par jour lay def jàppal ni loolu yëpp ñu bëgg ci benn pont bascule camions yi jaar ca pour ñu peese leen pour ñu génn dem. ndax bi ñu xëyee ba léegi juróomi oto lañ gisagun ci yu bokk ci Sénégal yu dugg te vide lañ doon delloo maanaam xottu conteneur ak ñaari camion malien te même chose ñoom itam vide lañ doon delloo. leneen li nga xam ne jubóowuñ ci moo nekk dogal bi directeur bu port daal di jël ne altine bii nag dinañ tàmbali kuy dugg ci port bi ñu yokk fay mi. ñu naqari mooy dañu xëy nañu à partir altine bii di ñëw kuy dugg port yaa ngi fay junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk. kon maanaam benn conteneur boo génn boo xawalee teg bi mu feesee ak boo koy delloo mu vide mu ngi lay dikkee 13200 bi ñu defee xayma bi at bi daanaka day dikk benn oto boo xam ne benn yoon lay teg conteneur ci bis bi juróomi million daanaka jege na ko. mbootaay transporteur yooyu nag taxaw nañ témm nañ seen xeex bi dinañ ko wéyal tànk nguur gi dellu si ci ginnaaw ñu jàpp ne lii sax dafa jaaduwul. te gis nga ñaari point yooyu su fekkee ne nguurug Sénégal delluwu ci ginnaaw ñun ñoo moom suñu oto dañuy taxaw ba kero mu koy def tant que defu ko ñun duñu arrêté. bu taxawee médicament du ñëw li ñuy defaree ndox mii ñuy naane sax fi lay jaare bu taxawee du ñëw marchandise yi nga xam ne mooy doxal usines yi ñu wër yëpp
fi lay jaare bu ñëwee usine duñu amati luñ liggéey. gannaaw bu ñu xaymaa nag dakkalub liggéey bi nga xam ne amal nañ ko ñii di transporteurs yi neen seen xeex bi dinañ ko wéyal dàq ñu at bi yëpp sax ñu nasaxal liggéeyu port bi. Pape Fara ñu ngi ñu di la jaajëfal bu baax a baax dañuy wax ci leneen lu soxal wàllu gàncax gi fii ci réew bu Sénégal rawatina li nga xam ne moom moo di wàllub suuf yenn saay ay jafe-jafe day am ci wàllu woowee loolee tax nag SAED daal di amal ab ndaje ak way taskatu xibaar yi daal di xool ana naka la ñuy def ngir rek daal di indi ay saafara ci mbir mu ni mel waaye tam gën a coppi wàllu woowee bu baax a baax Aboubacry Sow di directeur bu SAED doon jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo taataan ay kàddoom. jataay lu ñuy discuter mooy lu jëm ci mbirum suuf mais lu jëm ci mbirum ndox mun naa wax lu jëm ci mbirum gàncax bi de manière globale parce que moom la ñu bëgg a aar parce que ku wax mbay da ngay wax suuf ku wax mbay da ngay wax ndox parce que ñaar yooyu ñoo mën ànd bu ñu àndulee mbay bu baax mbay bu sell mënul am. waaye aussi ndox mi am na nu ñu koy jëfandikoo suuf si am na nu ñu koy jëfandikoo am na nu ñuy def ak moom bu moytu dañ koy yàq te buñ ko yàqee bu boobaa génération yi di ñëw duñ ko fekk te yaakaar naa ne loolu gënalul kenn loolu moo waral donc lël bii dafa am ay jumtukaay yi nga xamee ne say tëggoon na ko yàgg na mën naa ay at yu bari ñuy wax plan d'occupation affectation des sols ñuy wax charte domaine irrigué ñuy wax SIF waaye jumtuwaay yi dafa yàlla def ne collectivité locale yi ni ñu koy jëfandikoo dafa xaw a des ba pare ñu gis ci ay jafe-jafe loolu moo waral alors ñu ne nañu toogaat xool lii lu ko waral lan mooy jafe-jafe yi buñ ko xamee xool nan la ñuy def pour mun dindi jafe-jafe yooyu ndax buñ fi jógee ku nekk mun ko appliquer normalement parce que yaakaar naa ne buñ ko defee rek bu boobaa suñu mbay suñu. ci leneen la ñuy àddu mbokk yi lu soxal langu politique fii ci réew bu Sénégal mu mel ni Adji Mbergane Kanouté daal nay dikkaat ci ana lan moo tax ñu daal di amalaat ay coppi wala bokk gën a jëmmalaat coalition bii di Macky 2012 ñoom nag li mu xamle moom moo di daañu taxaw ngir rek gunge njiitum réew bu Sénégal ci yenn ci ay bëgg-bëgg yoo xamante ni rek naal na ko ci réew bu Sénégal Mohamed Samb Pape Sangone Mbaye ñoo taataan ay kàddoom. xeex bu ñu mën a yëkkati ci coalition bi. pour président moo wax tax ñu yëkkati xeex boobu waaye waruñoo yëkkati di xeex pour benn nit mu nekk coordinateur wala mu nekk leneen kon donc tey bu ñu defee communiqué joxe ko bëgg ñun ñu ànd ci lu communiqué boo xam ne tey boo ko liiree da ngay porter combat benn nit mais pas bu président Macky Sall. évaluation boo koy def rawatina ki nga koy defal muy njiitum réew jiite coalition bi par loyauté war ngeen ko def ci biir néeg ba pare. yaakaar naa ne loolu moo ëpp solo di évaluer di au presse bi di wax naka su dul noonu. kon tey ji tamit loolu yëpp tax na ñu def initiative bi pour delloo bunga ca mboy ga pour delloo crédibilité Macky 2012 pour tamit nit ñi xam ne orientation Macky 2012 mooy ñu jàppale président Macky Sall ci ay politique am ci ay programme am ci engagement yi mu jël ci askan. lu ëpp juróom-ñeent fukki million nag la suñu mbokku chrétien yi daal di ficci ngir rek daal di defaraat li nga xam ne moom moo di basilique mineure ba nekkee foofee nga xam ne moom moo di ca Popenguine liggéey bi mu mel ni du yàgg dara daañ ko jébbal askan wi ngir rek ñu mën a amal lépp loo xamante ni bëgg nañ ko foofee mu di xew-xew Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. chrétiens yi daal di joxante loxo cotiser ba am lu ëpp juróom-ñeenti fukki millions ci sunu koppar loolu rek ngir defaraat basilique mineure bu Popenguine. 97 millions yooyu boo leen ko déggee am na ci ñu bëri ñoo xamante ni def nañ ci seen njëriñ am na ñoo xamante ni dañ leen oowee ay contributeurs anonymes maanaam ñu ci def seen njëriñ te bëgguñu xam seen tur ci kumpa am na ñu ci ñoo xamante ni ay particuliers lañu déggoon ngeen ñu def Orange Money. am na ñoo xamante ni paroisse la maanaam jàngu yi nekk ci biir diocèse u Ndakaaru bi am na yoo xamante ni association yi ak groupe d'apostolat yi nga xamante ni ñoo bokk ci biir jàngu bi ñoom ñoo ko dajale. liggéey yooyu nag ci diiru ñaari weer la te lu toll ak juróom fukki millions lay jar. liggéey bi xëy na du yem rek ci biir basilique bi mais liñ ci war a defar yëpp ci biti ak esplanade bi ci lu moom moo taxoon ñu ne bu pare ñu saytu ko xool lu ci war a nekk ñu joxaat bërëb bi taar bi mu war a am. ndaje bi ñu amal ak taskatu xibaar yi tamit tax nañu waxtaanee liggéeyu sanctuaire ba ñuy xamle ni sax mënut a pare fii ak pèlerinage marial bu 2020. lu jëm ci sanctuaire bi bu ma leen nee tey jii nii kañ la liggéey bi di pare damay wax lu ma neex waaye li am ba des mooy que ni mënuñu ko jeexal fii ak pèlerinage bi di ñëw ndax liggéey yooyu ci diiru ñaari at lañ ko programmé woon. projet qui devait être réalisé sur
au moins 2 ans. ci fàttali le 19 octobre bi ñu génn ci la archevêque bu Dakar daal di woo chrétiens yi ñu daal di cotiser ngir defaraat basilique mineure bi nguur gi tamit fas yéene ni ci dugal loxoom. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu àddu ci leneen mbokk yi xam ngeen ne boobaak léegi ziara annuelle bu famille omarienne nag ñu ngi koy wéyal di am foofee nga xam ne moom moo di ca mosquée omarienne fu nekk nag la taalibe yi di jugee moo xam ci réew mi moo xam ca biti réew li ñuy ñaan bokk na ci jàmm gën a sax ci réew bu Sénégal waaye itam lépp lu soxal wàllu kaaraange gi ñu daal di koy nemmeeku ci yenn ci ay gox Maymuna Njaay Jaafara Ba. soxna yi bàyyeekoo Mauritanie ñoom ñi def délégation daal di ñëw teewee ci ziara bu famille omarienne at bu jot nag soxna si mooy jiite délégation bi nee na bi yoon mooy fukki at ak juróom-ñaar ñu koy teewee. chaque jour dañuy ñëw chaque jour fii la ñuy yendu ba fanaan waaw ba ci guddi ñu fi toog ñibbi man kay damay ñaan rek réew mi yàlla bu dem kanam loolu lay ñaan yàlla musal waaw mu te nag Sénégal yëpp benn lañ. soxna si moom it xalaatul bañ a ñëw bu fekkee dara jotu ko ndax kat nee na lii daf leen di fàttali lu bari. def nu neex lool dañ si kontaan torop moo tax lu ñu jàpp bu siyaar bi ñëwee dañoo wàcc lu ñu jàppoon yëpp amuñu beneen liggéey amuñu beneen soxla lu muy yàggal si siyaar bi ak jël si lu jëm si topp yàlla rek ci la loolu la ñuy jël fi loolu la réeroon rek boo fi ñëwee ndaa fi am lu leneen andi na sunu daa yi ñoo ngi nii fanweeri jeeg a ngi fi. ñun ñëpp dañuy ziar ñun ñëpp ñuy fii ba fii dañu laal am na ñu ñëwagul ñun ñëpp fii la ñu ñëw si ziar bi rek moo tax jóg. imam bu Daaru Xan moom bés bu ne ba ziara bi di jeex Géejawaay lay bàyyeekoo ñëw bu ñaanee ba noppi jant bi soo mu delluwaat nee na ay ñaanam mboolem jullit la ko jagleel. ci fàttali dund maam Alaaji Seydou Nour Tall dama ne ñëpp nekk ko benn nañu toppatoo julli def jàmm. bu leen xiiroo bu leen ŋaayoo bu leen noonu seen diggante alxuraan ngeen saxoo ci ak julli ak jàpp. bu fekkee ñu bari ñiy ñëw ci ziara bi ñoom fii la ñuy des duñu delluwaat am na ñoo xam ni dañ leen a far sax wutal ay site hébergement yoo xam ni soriwul dara jumaa ji. jërëjëf Maymuna Njaay cant ak ngërëm ñenn la mbokk itam yéen itam naka noonu ginnaaw boobaak léegi ngeen topp di taaxirlu xibaar yi ci kàllaamay kocc fii ci télévision Futurs Médias ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo na fi teew ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu moo loolee itam ñu leen di ñaanal jàmm bàyyi leen ak Aram Touré ci Soir d'info. jërëjëf.